ci biir bu ko jotaay bi mayoon sax ñu gën ko détaillé mais li ma la bëgg a wax mooy niñ ko engagé woo ak waa association bi déjà ak comité technique bi koy toppatoo mooy li nga xam ne jël nañ ko comme engagement seetatuñu ndax mun nañ ko wala mënatuñ ko dañu naan mun nañ ko te it ci mayu yàlla am nañ ci yaakaar. jërëjëf bala may dem laaj bu ndaw bi rek. da nga ma gis ngay nga wax marbre ci ay poto. waaw waa ci suuf foofu nga def parasol yu ubbeeku loolu lu fay ne. marbre la aussi ma yeggali rek ci côté boobu li ñuy def nii yëpp dañ ko def ci xel ak ci joxoñ bu kilifa gi. lu ci baax moom la ma sàcc ci waxam lu ci xaw a doyadi ñun ñoo déggul li mu ñu wax. dëgg la ba ngay wax loolu marbre blanc bañ ko waxee ci gémmiñam la jóge marbre blanc donc boo xoolee maquette bi ñetti couleur ci am bu weex bi. waaw dama xam ne këru yàlla ci sell weex bi mën na ko symboliser. leneen li mooy li nga gis muy urus mooy lu précieux. bu ñuy wax urusu ngaram dafa nekk loo xam ne dafa am foo koy nëbb parce que dafa am njëriñ dafa précieux. ñetteel bi mooy verte bi di couleur islam. incha allah moo tax ñu joxe ko noonu ma lay wax ne lu ci bëri rek du suñu coobaree mais it moom si boppam mooy ne ko sëñ Hamid doon wax daf ñu ne boo leen paree jox leen ma dem seeti waa kër gi bu ma paree door a dellu si wax leen. noonu lañ doxale ba yegg si fii. jërëjëf kon ñu ma dem ci Moulay da nga wax léegi affaire courant ndox foofu rek leen ci jàkka ji entretien bi ak ci suuf li ñu ci gis nii parce que li ñu wax ci surface de prière yi ni mu yaatoo noonu boobu te ñu ciy def ay tapis yu mel noonu nu muy demee rek pour ma xam ndax courant beeg ndox mi foofu rek lay yem ci jumaa ji kese wala dafa am leneen lu mu ciy def ak nu nu fexe ba waa assainissement war a dëppoo ak jumaa ji ci seen liggéey boo xam du tax kenn tardé. waaw jërëjëf sëñ Abdou ci wàllu. ndax nee nañ Tivaouane day taa bu bari. te xam nga temps yi ba mu tawee rek Tivaouane na mu mel. te kooku xam nga ak sunu jumaa ji ak ni mel nii foog nga wax nu assainissement lu dalal suñu xel. waaw boobu loolu dinañ ci sawar. waaw parce que d'abord ci li nga xam ne moom la ñu war a def ci biir jumaa ji ci biir film bi wane nañu ay tranchées yoo xam ne dañ ko fa bàyyi. parce que dañoo bëgg comme ni ko El Hadj Malick waxee jumaa ji biir ak biti. dañ koy carrelé biir ak biti dañ koy carrelé en marbre blanc. biir ak biti. kaw ak suuf ba ci toilette dañ koy carrelé en marbre. jumaa ji duñ ko peinture du am fenn fu ñuy diw peinture lépp dañ koy carrelé li ci des dañ koy décorer mooy yi ngeen gis noonu. jumaa ji amul brique du brique bu ñuy tegle amul fenn fu ñuy teg jël brique teg ci kawam lépp béton la lépp jumaa ji béton la. dal yi comme ni ñu ko waxee ci 14 mètres lañ ko yéegal. nga xam ne nit mën na siggi. coupole bi 32 mètres la ci kaw. mais ma bàyyi yooyu rek dellu ci sa laaj bu fekkee ne dañuy am ay tapis yu ñuy lal tapis yooyu pour ñu nettoyer ko dañuy am du ñu jël aspirateur di ko ci topp. comme machine yi ni ñu yor nii. déedéet dafa am ci poto yooyu ñu bàyyi. dañu am circuit. d'aspiration comme ni ñuy defee courant mu jaar def ndox noonu la ñuy defee aspiration foo xamee ne fii dañuy muucu air bi foofu ngay jël rek dafa am tuyau boo xam ne da nga koy jàpp xëcc boo ko xëccee rek mu démarrer compresseur bi nga branché ci daal di nettoyer li ngay nettoyer donc surface su 48 mètres carrés bu nekk am na benn bouche d'aspiration boo xam ne nag dañ ciy lalaale tapis nit lu daw di ci faqastalu wala déedéet ci wàllu jumaa ji xam nga dañu wax jumaa ji dafa am fu mu bokk ci le plan d'urbanisme de Tivaouane effectivement boo xoolee Tivaouane ci film yi wane na ko jël nañ ay drone def nañu ay levée et cetera def nañ ci daal mbiri ingénieur ba gis nañu jumaa ji ak li ko wër lépp lu mu laaj ci wàllu defaraat bi ci jëkk mooy bi ñëpp teg bët mooy assainissement bi def nañ ci ay réunion ak direction générale ONAS xam nga boo nee toilette yi da nga koy suul donc fokk nga xam ndox moomu foo koy jëmee. wax nañ leen suñu point de connexion fan la war a doon te incha allah ñoom dinañu mottali assainissement Tivaouane waaye suñu bëgg-bëgg ak suñu yéene weesu na foofu
def nañu levée photogrammétrique de mooy jël photo Tivaouane yëpp ba mën a fépp foo xamee ne fii ndox dal na fa ñu mën a wax fan lay dem maanaam ci gàttal daal dinañu liggéey ak ñi nga xam ne mooy service technique yi jox leen li nga xam ne jot nañ koo naal mooy lan moo war a nekk le plan directeur d'assainissement de Tivaouane am na déjà mais il faut que ñu contribuer si parce que jàppoon nañ ne am nañu ay manquements ci dossier bi nga xam ne ñu ngi ko doon exécuté muy dossier assainissement Tivaouane parce que jàpp nañ ne kenn mënta wax assainissement Tivaouane te koñ jàkk ak esplanade des mosquées bokk ci loolu nag dañ koy yokk ci mbir mi li ci fi muy daanelee mooy ci wàllu yoon yi tali yi boo demee ci jumaa ji gis nga yoon boo xam ne dañ koo tëj yoon boobu day nekk voie piétonne du loo xam ne dañ ciy daw ak oto tali ba fa nekk dañ koy teggi defar koy pavé ak beneen yoon bi nga xam ne moo ko gàll ci ñaari yoon yooyu ay voie piétonne la ñuy nekk ñi nga xam ne ñoo ko dëkkee ñoo fa dëkkee ñoom ñoo fay mën a dem ak seen oto mais oto dootu ko romb di fërfëri yeneen yoon yi nag ñu ngi ci xalaat di ci liggéey waxoon nañ see kilifa yi que ne am na ñun nu ñu bëggee Tivaouane am nañu ci li tubaab di wax vision professeur wax na ko sànq xam nga lu mel nii boo koy def lii monument historique la monument historique dundam day weesu 2 téeméeri at donc munoo sa kër xëy na boo koy calculer ci ñi luñ jàng ci technique booy calculer kër ci téeméeri at nga koy calculer mais monument historique boo koy def da ngay jàpp ne 2 téeméeri at la 2 téeméeri at nag bu fekkee ne da nga war a xalaat boo xam ne lii ngay jëmmal am nga yaakaar 2 téeméeri at fekk ko fi ñu ngi ci film bi ba Maxtaar a ngi wax ne jumaa boobu ñu suñu maam tabax 1904 lañ ko inauguré kon jumaa boobu nga xam ne banko lañ ko tabaxee ñu ngi fa ñëw tey di ko jéem a ñoŋol te 1904 la ko def jumaa boo xam ne amul fer amul poteau lépp brigu ban la war nañ tamit bu ñuy defar ñun loo xam ne suñuy sëtaat bu ñu ko fi fekkee duñu ci xeeb parce que dañ koo hérité ci mag ñi maintenant nag loolu ci plan ci vision u Tivaouane la bokk commencé nañ cee waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo ko séq parce que lu mel nii boo ko defaree xëy na sama olof bi day tubaab danaan on ne doit pas faire un îlot de prospérité dans un océan de misère xëy na nag professeur dina ko mën a loolu nag ci lu ñu ci ndigal yi ñu jot la waru liggéey bi warut yem rek ci rëddu jumaa ji xëy na ren incha allah bëgg nañ déwén bu ñu fay woote ñu dem julli fa waaye liggéey bi mënta yem warta yem ci rëddu jumaa ji liggéey bi Tivaouane la Tivaouane lañ bëgg a taaral vision bi ñu bëgg ci Tivaouane loolu day continuer après jumaa ji bu ñu ci yàlla bàyyee li nga xam ne wala yàlla may ñu li nga xam ne moom la ñu bëgg te ñu nal ko te ñu planifier ko ni ko sëriñ bi waxee sànq ci image bi parce que ñu ngi planning bi ñu ngi koy topp par benn du loo xam ne dañuy xaar ba 31 décembre ñu ne ñun kat tardé nañ fii wala déedéet suñu mag Cheikh Sarr a ngi nii ci salle bi mooy directeur général adjoint au CDE mbiri chantier demee noonu toujours ñu jàpp galgalante waaye ñun ñëpp li ñu bëgg mooy app bi nga xam ne kilifa gi jox nañu ko bu fa yeggee ñu mën jël caabi jébbal ko waaye liggéey bi mënta yem foofu mooy tax it tamit li professeur doon lancé message luy wéy la waaw luy wéy la loo xam ne dañ siy soxla taalibe yépp jullit yépp ak doomu Sénégal yépp parce que bu baaxee ñun ñëpp la baaxal lañ fay liggéey bëgg nañu suñuy sët ak suñuy sëtaat naw ñu ci am na loo xam ne liggéey nañ ko feneen ci àdduna bi ña ko liggéeyoon sax xëy na xamatuñ leen waaye ñu ngi fay dem di ko ziar loolu lu mel noonu nag la nga xam moo tax ñuy jël ay référence yu kawe yoo xam ne moo gën a kawe ci àddina bi ne loolu ñu nga gis nga xam ne gis nañ ko feneen ci àddina bi loolu lañ bëgg mu ñëw ñu def ko fii ñu ngi ñaan nag suñu sëriñ yu baax yi nga xam ne ñoo toog ci plateau beeg ñeneen ñi ñu ñaanal ñu ci bu baax suñu yéene raw weesu na foofu waaye daal bëgg nañ ci taxaw bu baax a baax. jërëjëf kon da nga am looy sànni rek ñu gàtt ñu ngi bëgg a tëj. mottali li sëñ Abdou wax ñun ci suñu métier architecte dañu jàngal ne la conception continue dans la réalisation. dama bëgg ñu xam ne li ñu wane tey état bu tey la xalaatu tey la
mais suñu yéene mooy buñ koy inauguré ñu fàttali li ñu wane tey lu mu yées mu mel ni bii mooy ne li nga xam ne xalaat nañ ko yëpp ci jëmale ci taar bi ci dëgëraay bi comme ni nga ko waxee ak ci yaatal dinañu toog benn jëmmi jamono joo xam ne dinañu pousse ñu terminer projet bi ci boppam mais ci biir réalisation bi lépp lu koy yokk ñu ngi ci biir te bu may wax lépp lu koy yokk dama bëgg encore préciser ne dañuy joxoñ ñu continuer am na loo xam ne kilifa gi mën na toog ak njaboot gi gis nañu kat lii ak lii ak lii ñu ne ñu topp seen gannaaw yeggali ko noonu projet bi du loo xam ne dañ ko arrêté rek dañuy continuer comme ni ma la ko waxee sànq toj bi sax léegi mu jeex di tabax di xalaat di yokk jërëjëf Hadj Malick